jafe-jafe ndax dafa fekk économie nga xamante ne taxawuñu bu baax fii Sénégal bu ñu ci jëlee exemple bu ñu xoolee ñëpp ay liggéey ci réew mi 400 000 personnes ñooy liggéey ci 400 000 personnes yi 150 000 nekk public 250 yi xëy nekk ci privé ñu si gën a bëree bëri di yëngu nag maanaam ci informel bi maanaam ci liggéey mi xamante ne nguur gi fayu leen dañuy yeewu di taaba di xool ñu ci génnee coronavirus bi nag bu mu duggee ci réew yi dafa nërmal économie bi gaa xëy na entreprise yi xamante ne ñu ngi taxaw ñu kon liggéey waaye ñu nekk ci informel bi jafe-jafe gën naa bëri ndaxte balaa ngay daam naam ne fa parce que boo amulee wér-gu-yaram doo mën a jaay doo mën a liggéey naka la ñuy defee nag parce que virus bi léegi ñëpp xam nañu on est obligé nekk ak moom ba xaar ba yàlla dindi ko fii ak ñun tamit suñu coobare ñu ngi koy xeexee pour mu jóge fii économie bi naka la mën a taxawee. bu ñu jëlee premier mandat président Macky Sall dafa ñëw dajeeg mandat wu Ablaye Wade di jeex. donc dañoo liggéey ci infrastructure bu bëri dañoo boru leb bu bëri pour mun a defaraat dëkk bi loolu moo waraloon croissance bi jóg. parce que ay tali boo koy defar ak ay hôpitaux lépp loo xam ne infrastructure la day yëkkati croissance wante dëkk yi ñi koy defar ñi entreprise yi koy defar yi du entreprise yu dëkk fii. donc lu ci gën a bëri koom-koom gi dee dem donc jot nañoo leb lu bëri pour def loolu. boobu gisaguñu woon lii di ñëw. donc mais ba ñuy def loolu dañoo fàtte investir ci santé tamit parallèlement parce que lépp priorité la mais santé bi day fa sooxe bu baax a baax ba ci problème oxygène bii ñu am tey parce que topp ñu convention yu bëri yoo xam te ne signé woon nañ ko moo waral tey ñu nekk ci problème bi ñu nekk donc dafa xaw a baax ñu xaw a dellu tuuti ginnaaw ba xam li fi ne. léegi li fi ne tey àdduna bi yëpp la. économie àdduna bi yëpp dafa daanu ñun ñi sax Afrique de l'Ouest ñoo xaw a tane tuuti parce que amuñu yenn ressources naturelles yi bëriwuñu yenn ressources naturelles léegi état bi dafa boru ba ñu xoju léegi ressource amatul état amul fu muy mën a boru jamono jii nii parce que presque mu ngi ci 70% bu suñu zone bi dem na ba presque 10 000 milliards jamono jii ñuy wax te dina egg 11 000 milliards léegi nit ki bu mënul leb te war a defar fan lay jëlee xaalis boobu noonu. foofu loolu moo xaw a compliqué instant yi moo tax ma ne lii c'est une guerre sanitaire guerre boo xam te ne ñëpp a war a booloo xool nu ñuy def erreur amoon na état def na erreur loolu nangu nañ ko parce que état dafa xaw a seetaan durant le premier mandat jël xaalis bi def ko ci ay investissement yoo xamante ne taxu koo am njëriñ investissement yoo xamante ne gis leen li ma def la pour mun a faluwaat naam léegi d'accord faluwaat nañu wante léegi lii ñëw na léegi pour sénégalais yi bañ a sonn population yi bañ a sonn ban solution la ñu war a indi. bu ñu nekkee situation boobu. dañu xaar ci état bi mooy xarañteef xaar yi xamante ne ñuy xalaat ni économie war a jógaatee état bi war naa may ñi xamante ne koy liggéeyal xalaat économie parce que affaire bu bees la. war nañu mun lëkkaloo ak ay chercheurs ak ay économistes xam nañu koom-koom nu muy doxee waxtaan ak ñoom ñu xool naka la ñuy mën a ban voie la ñu mën a jaar loolu la ñuy xaar ci état bi du constater rek di xaar. dëgg la parce que booy xool état bi li mu njëkk def mooy fonds force Covid la njëkk indi fonds boo xamante ne 1000 milliards la wax dëgg yàlla 1000 milliards doyul ci guerre sanitaire 1000 milliards c'est du dara ñeenteelu xaaju suñu budget la booy xool donc loolu boo koy def da ngay xel état dafa foogoon virus bi maanaam ñetti weer wala juróom benn weer bu bëri la fiy def moo tax li mu fi indi bëriwut te fonds force Covid boobu mu indi sax dafa jël ci FMI as tuut bi ko dese woon 448 milliards yu ko dese woon. daal di jël ci Arc Limited bi nga xamante ne dañ ko am assurance la pour bu amee crise ci àdduna bi moom la jël jox ko ñi amoon inondation foofu la ko jëlee mais état ba léegi plan de relance bi des na parce que PAP 2 plan de relance ñoo ñëwandoo en même temps mais dafa foogoon c'était temporaire mais instant yi amul benn plan boo xamante ne état teg na ko en ce moment pour économie bi sauver ko parce que y a pas de ressource xaalis amut. pour mun a jox nit ñi xes na jox ba pare xes na wàññi ba pare. est-ce que réew mi amul épargne intérieure est-ce que Sénégal amuñu xaalis bi ñu denk seen biir matelas si seen kër yi état bi war a mun xooli épargne intérieure pour refinancer économie bi. du yomb. parce que comme ni ñuy wax taux de bancarisation dafa ndaw trop Sénégal c'est moins de 20%. Sénégal dañu yore milliards seen biir kër rënk ko foofu tëj ko seen koor fort. waaw mais boobu xam nga doo ko mën a waxtaan am réew bu toll ak jafe-jafe war naa mën a wax ak ñi xamante ne ñu denc xaalis génnee xaalis bi liggéey ko. mais dëgg la mën na ne mais du yomb parce que doo xam yan yoon ngay jaar pour def loolu wante banques yi nag il faut ñu wax ak ñoom tamit parce que banque mënoo tëdd ci xaalis bu bëri boo xamante ne kenn soxla ko ak yenn fonds yoo xamante ne ñun africain ñoo ko moom comme lu mel ni fonds Jama ñun ñoo ko moom ak yeneen fonds yoo xamante ne Afrique da koo yóbbu Amérique pour jënd ko ay fonds de garantie pour xaalis boobu du dem parce que wóoluwuñu jël xaalis boobu def ko ci économie bi donc Afrique moo ëpp épargne lu denc ci xaalis ci yeneen continent adduna bi yëpp
mais pour xaalis bi jógee ci banques yi dem ci PME yi ak PMI yi mooy ñi am business yu ndaw yi ñi nga xamante ne dañuy jaay taaba yi bés bu ne comme informel yi téeméer yoo jël juróom-ñett fukk yëpp informel la. état fayu la ñoom ñooy fayal. Sénégal am na 29 établissements bancaires est-ce que tey yaakaar nga ne war nañ def réforme bancaire pour que ñi xamante ne ñooy rek xaalis bi accompagner PME PMI yi TPE yi. absolument loolu dafa war te xamul lu tax état ragal wañaar seen loxo parce que. réserve yoo xamante ne maanaam lu ñu denc bu ñu am day romb 180% de li ñu am ñu ngi ko denc te lu ci gën a bëri ci xaalis boobu BCEAO lañ koy jox mu dencal leen ko amul njëriñ léegi BCEAO ak état dañ naan leen war ngeen a dimbali PME yi ak PMI yi wante problème bi mooy. banques yi dañuy laaj garantie yi nga xamante ne ni nit ñi amuñu ko. ñi ñu koy laaj amuñu garantie boobu noonu tey jii nit ki boo xamante ne dafa soxla 10 millions nga koy laaj garantie 20 millions xam nga loolu tamit tooñ la parce que koo xamante ne 10 millions la soxla nga koy laaj 20 millions ci garantie loolu la banques yi dañoo nanguwul a jël risque bu bëri te il faut ñu nangoo jël risque bu bëri pour mun a dem te banque bu ne am nga département risque banque africaine en général dañoo conservatrice ba ñu ëpp bugguñoo jël def loo xamante ne dafa wuute ak liñ fi fekk. mais état nag war na weñaar seen loxo ne léegi doy na parce que BCEAO moom wax na ko banques yi jox na leen ay ligne de crédit ne leen jël leen alal bi ngeen lebal PME yi wàññil nañ leen luñ leen di koy lebalee mais taxut xaalis boobu ba léegi mënul egg ci ñu ndaw ñi te ñu ndaw ñi ñoom ñoo mën a sauver économie jamono bii ñu toll. mais kon lan mooy njëriñu ay FONSIS FONGIP ak yooyu état bi defoon fii ñoom fonds de garantie la ñu woon doo. waaw mais garantie bi da dul mot par rapport à li banques yi di soxla banques yi dañuy bëgg sax romb 100%. am na ay banques yu dem ba 300% te loolu c'est illégal donc fonds de garantie yi ak ADE PME tamit da ngay xool ñoom ñooy accompagner PME yi mais da ngay gis seen liggéey dafa des par rapport à formaliser secteur boobu parce que secteur boobu war na nekk secteur boobu te am nañu këyit parce que banques yi tamit tooguñ ci xaalis rek bañ a leble parce que kii di ñoo leb bu fekkee amul entreprise amul tur amul këyit yuy firndeel jënd ak njaayam nu mu demee ci at bi xam nga kooku tamit mënoo jël sa alal tamit jox ko noonu. mais pourtant état bi créé na ministère de la transformation de l'informel. waaw léegi comme mais boobu ban moo njëriñam kon. kon léegi xaaj na ko te mu ngi koy doog a dindi yàggul mais ba léegi booy gisuma jéego yu bëri yu mu teg parce que vision bi ci kaw la war a jógee ça doit être une vision du président de la République président moo war a am vision boobu ne léegi bëgg naa ñu formaliser secteur informel mais du arranger gouvernement lu bëri. parce que tey jii boo formaliser secteur boobu noonu en quelque sorte yow yaa responsable secteur boobu parce que ñu ngi fay l'impôt léegi état dina gën a am xaalis mais lu mu war a joxewaat dafa gën a bëri secteur boo xamante ne c'est un amortisseur social maanaam lépp loo xamante ne état waroon na ko def ñooñ mun nañ koo defal seen bopp sans état loolu moo tax état bëggul formaliser secteur boobu mun naa comprendre loolu ndax état amul ressource wante mun na jéem a formaliser ab pàcc ci secteur boobu noonu comme ça. fonds de garantie yëpp ñu créé am njëriñ parce que booy xool li ñu fi créé yëpp maanaam booy xool gungewuñu kenn parce que ba léegi PME PMI yi mënuñoo déclencher mënuñoo jóg te Afrique yëpp 80 ba 90% téeméer yoo jël juróom benn fukk yi ba lu ko ëpp ba juróom-ñetti fukk yëpp informel la dañuy jënd ak jaay donc foofu la ñu mën a lii mais état nag faw mu ñu xool ñu waxtaan ñun ñëpp nag xool fan la ñu mën a jëlee xaalis boobu. est-ce que question de fond bi du problème de confiance. diggante état bi ak ñi nekk secteur informel bi parce que bu ñu yaakaaree xëy na seen xaalis bu ñu ko dugalee ci banque yi ba jox ko état bi du ci jotaat ou bien xaalis dañ koy pasare xëy na dañu bañ joxe seen xaalis parce que xamuñ fu mu jëm. dëgg la te ñu bëri ci ñoom boo leen laajee loolu lañ leen wax banques yi wóoluwuma ko ba ci portefeuille électronique yi mobile money yi mujj am ñu bëri ci ñoom wóoluwuñu ko woon mais léegi gis nga ñu ngi koy commencé wóolu. te ñoom ñu ngi fay dugal xaalis bu bëri li ñu denc rek ci portefeuille yi loolu rek mënoon nañ ko def en forme de banque di ko jéemal lebale seen biir parce que boobu xaw na wóor ndax xam nga identité nit ki ndax am na numéro téléphone identifié nañ ko am na adresse à peu près xam nga tuuti ci nit ki donc kóolute amu fa donc il faut état jéem a xool nu mu def pour dimbali ñooñu mais Alassane am na lu gën a important loo xam te ne ñu ngi koy fàtte fonds de roulement état fu mu toll nii ñun ñu ngi jeexal kees yi ñu ngi jeex xaalis amatul ñun dëkk boo xamante ne dañuy béy di jaay di exporter muy dem ci yeneen dëkk yi léegi nag ñoom yeneen dëkk yi bu ñu soxlawul wala crise bu amee dañuy wàccee prix yi booy xool dëkk yi daan jaay pétrole yëpp dañoo daanu ci Afrique parce que ñoom ñoo yore prix yi ñoo naan léegi lii lay jar léegi dañoo wàccee prix yëpp donc ñun dëkk yi nga xamante ne ñun du ñu transformer
ñun ñëpp ñu ngi daanu jamono ji parce que prix yi dafa wàcc li ñuy jaayee dafa wàcc trop. kon léegi luy dugg bëreetul léegi ak adduna bi tëju ni industrie yu bëri ñëwatuñu donc ñun douane moom moo ñuy jox xaalis léegi tarif yi dootul duggati ci douane bi léegi ñun suñu budget dafa déficitaire lu ñu amoon FMI jeex na banque mondiale mu ngi ñuy dimbali nii ci vaccin yi kon léegi ñun fan la ñuy jëlee xaalis exactement pour li des ci at bi ak li des ci crise bi parce que troisième vague yi mu ngi ñuy doog a dóor ñun Afrique ñun Sénégal mu ngi ñuy doog a dóor donc balaa ñu ciy jógaat bay jël koom-koom boobu noonu état fan lay jëlee koom-koom boobu état moo war a rassurer nit ñi moo war a génn ne ñu ngi jéem a waxtaan ak ñii pour jéem a xool nu ñuy def parce que li may ragal mooy ñu jékki-jékki rek am ay rëq-rëq dootuñu mën a ci def lii parce que booy xool léegi taw bi ñëw na léegi muy commencé taw léegi boobu tamit état fan lay jëlaate alal boobu tamit pour dimbali ñeneen. mais non état kay bu bëggee jël alal